laataa ñu ñëw ci xibaar yi sport bu ñu ca noppee ndax képpe ko yéene kaay ak Mantoulaye ci bundoo yi Mame Mbaye faram fàcceel ñu xibaar yi. ñu ànd ak Papa Alé ci Trafic News ci circulation bi. Voici Trafic News. Papa Alé maa ngi laa nuyu foo tollu jamono jeex circulation bi nu mu demee. Voilà, merci beaucoup Mame Mbaye di wax ne rek tout à l'heure nous sommes passés au niveau de l'échangeur de la foire là-bas ça circule en pas de camion concernant woto yi nga xam ne nii ñoom bay ko du côté de Diamalaye wala sax ngeen bay ko rond point 26 jaaree ko yëngu leen vers la passerelle bu foire foofu leen ndànk ngeen di progressé bu ngeen dépassé foire nag amatul jafe-jafe sur la VDN mën ngeen ko jaaxee nag l'échangeur Sénégal Japon daal di wutali si Mathias Saint-Lazare foofu lay aucune difficulté à signaler par contre sur l'axe ralliant si Mathias Saint-Lazare vers l'échangeur Sacré-Cœur 3 foofu lay aussi na nday woto yu bëri donc ñoo ko choisir ba tax na ça circule lentement une fois ngeen dépassé pont boobu donc le reste du trajet est complètement dégagé daal di wutali fi nga xam ne moo nekk Seydou Nourou Tall am bu jafe-jafe bu dee nag sur l'ancienne piste pour les véhicules en partance vers rond point Cheikh Béthio foofu la aussi xaw li yéex tuuti laata rek ngeen am accès ci rond point boobu ndax da ngeen di croiser ak woto yi nga xam ne nii ñoo bay ko du côté de Ouakam ba tax na am na quelques ralentissements bu ngeen dépassé rond point boobu am ngeen possibilité sur les deux voies yi nga xam ne mu ngeen yóbbu di côté mu l'échangeur Seydou Nourou Tall jaaree ko sel bu mel ni foofu le moom aucune difficulté à signaler pour le moment Mame Mbaye. Trafic News. jaajëf Papa Alé waxtaan wi ñu fës nekk da war a ànd seex le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak nag le pertinent Mamadou Fofana door ko sa kër docteur xam ngeen ne collectif bi ëmb ko ñooy liggéeyee ci kër docteur action sociale ñoom ci boppam nee nañu grève générale la ñu woote tey ji salxamet ji banque seen yoxo lu dul kon urgence ak service minimum du leen tax a jóg démb la ñu ko xam ne si janox taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg moo di enquête bi nga xam ne def nañu ko ci mbiru Astu Soxna ñu def ko ci tëddee ñaaxaanaay te mu bañ am benn par parloo te nag liggéeykat yi nee nañu procureur ba na mu defee mbir yi par parloo daf caa am ndax nag amul benn li nga xam ne moo di autopsie bu ñu def bi wane ne kon nag soxna si lii moo ko faat mboor naturel la am lu mu ci manti doon loolee nag jaru woon kon ñuy tëj ñeenti sage-femme yu hôpital Amadou Sakhir Mbaye yooyee di xaarandi procès bi loolee bokk na sa la nga xam ne moom la ñu doon jàmbat. grève la bu nga xam ne ni sage-femme yi ñoom it nee nañu dañ say dugal seen ab loxo témb la ñu ko xamle si janox taskatu xibaar yi ñoom sage-femme yi ñu ngay joxoñ baaraam jëwriñ bi ñu dénk wàllu ku wér gu yaram ne kon nag ñoom ci boppam la ñu bëgg a def ba yu sarax yi te xel xalaatu nag ñu koy nangu ndax mbiri trahison nag lay xeeñ ñu ànd Seex Fatou Lay Mbaye Diop. lan moo tax ngeen ñuy agressé sage-femme yi jàpp ne ñu ngi leen di toroxal ginnaaw faatub Astu Soxna te ku ñu dut baaram doonul kenn ku dul seen ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne ñoom jàpp nañu ne daf leen trahir. trahison daf na ni sunu jëwriñ daf noo waroon a jàppale waaye daf nu beddi daf noo waroon a yiir waaye daf nu sàggane daf noo waroon a aar waaye daf noo jël jàllax nu ba nga xamee ni ñëpp jóg nañu ni léegi nanu takku def mbootaay dem fekk ji sage-femme yi fa nuy liggéey defante ka ak ñoom nanu ñenn ñi ñu ni tant que rayuñu sage-femme mbir mi du fi jeex. ci jeudi ji nag Louga dina gis ab maternité bu amul la sage-femme Sarr dina assumer bépp conséquence. conséquences yi commencé na ndax démb gis ngeen ci télé yi dégg ngeen ci rajo yi ne ambulance yaa ngi tegloo jigéen ñaa ngi faatu ci yoon seeni doom a ngi sonn ci àll bi ñeneen ñi feebar ñu ngi amuñu ku leen faj ndaxte kenn rek moo ko waral muy ministre de la santé et de l'action sociale ñun dañu jàpp ni moom mooy le responsable. ñeenti sage-femme nekk nag sous mandat de dépôt lu tax sage-femme yi dong te ñeneen ñi bokkuñu ci di laaj association des sages-femmes mi nga xamante ne nag jàpp nañ ni ñoom jamono ji ñoom ñooy agneau du sacrifice ci système sanitaire bu yàqu ñoom nag ñu ne duñu nangu accusé jug leen taxaw. intersyndical bi ëmb ñee liggéey ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ñoom nee nañu fi ñu taxaw duñu ko wàcc lu dul lekkoon seen ak maanaam la ñuy sàkku dañu ko am la ñuy sàkku nag du leen lu dul kii di jëwriñ bi dénk wàllu wér-gu-yaram daal di abale ndax nag 72 heures la ñu banque seen yoxoo nee nañu duñu liggéey te nag maternité ba dañu koy tëj toogaanu ñaxtu bi démb la ñu ko xamle démission Abdoulaye Diouf Sarr loolee la ñuy sàkku ñu ànd seex docteur Souleymane Loukar bu hôpital bu Louga.
gis nañ fi li xewoon ci Linguère on a coupé des têtes et le ministre est encore là ñu amaat Louga ñu bugg ne ministre bi moom day toogee ne wax li muy wax ñi souffrir au niveau local loolu lañ wax ne duñ ko nangu te dinañ mobiliser wu ba fu mu yem neex ci loolu boo leen seetloo ministre bi musul teg loxo tànkam hôpital Louga depuis 2017 combat bi ñuy mënee nii suñu combat tous les agents de santé sans distinction parce que insuffisance yi c'est dans les bureaux du ministère loolu il faut ñu xam ko ne ñu jóg ci lii sinon drame du fi mës a ñàkk sage-femme yi seen place nekkul mandat de dépôt nekkul prison seen place si hôpitaux yi la dañuy def grève altine bu ñu taxaatee bu jaree ñu tollantiwaat ko 72 heures renouvelable beneen bi mooy maternité taxaw na lu dul urgence hôpital bi fajatul loolu na ko ñëpp xam. El Hadj ñoom nee na ñu xel xalaatu ñuy doon bëyu sarax bi bu ñu leen sacrifié mbir yi nañu ko awale ci yoon. mais moment bi baaxul. moment bi baaxul. gis nga dëgg bu dalee ci sa kaw da nga koy nangu. dimbalil sa mbokk bu ñu tooñ ak bu tooñee ni nga koy dimbalee mooy nga ne ko yaa tooñ. kenn musta contre liggéeykat yi di demander seen ay droits ci saa su nekk surtout liggéeykatu ko docteur. moment bi ñuy demandé seen ay droit même moment itam ñu ngi dégg ay jàmbat yi bàyyeekoo ci patients yi leen di fréquenté ñoom itam benn kenn musta wax ni Abdoulaye Diouf Sarr wala ministère mu ngi def li ko war chaque jour ngeen dégg ñu dénoncé gestion ci hôpital yi ay hôpital yu doyul ay jumtukaay yu doyul ay fajkat yu doyul certes mais itam chaque jour ñu jàllale ay nit yu nekk ay victimes ci ay réewande ay fajkat yi ñu fekk ci ay hôpital foog ñu nangu ko ci moment bii ñu choisir man jàpp ma ni moment bu baax la gis nga lu muy métti ci ñoom nañ xool ki nekk ak yaayam ak jëkkëram ci l'hôpital di benn nit bu ëmb ñu sàggane ko ci lu jege 48 heures mu faatu après faatoom ñu def kayit wuy firnde ak deewam ci bu bokku tëg na mu deewee mais responsabilité boobu noonu kenn du ko gàddu nañu xeex Abdoulaye Diouf Sarr nañu demander mu dem sañ nañu ko mais moment bii moment wu nit ku ñu sàggane mu faatu la mais kenn du assumer responsabilité am mais cin liggéey mi ngi doon bax dog waa ngi woon ci biir ñu dugg ci wanag bi génnaat dog bi fi nekkoon nekkatu fa mais duñ ko laaj ci toogoon ci taatu cin li dañu waxante dëgg moment bi baaxul li ñu def na ñoom da fajkat yi ay kilifa lañu di nga tuñu leen ci li ñu def waruñu koo def sañ nañu ko sañ nañu def face mais dama ni moment bi moo baaxul moment bii nii kenn mënta orienté xalaatu sénégalais yi ci lacune bi feeñ ci faatu Astu Soxna laa wax kenn ku ne na jël jabaram wala ñoom ñu jigéen ñi nañu nekk ci palaasu soxna soosu di yëg métit di wax ak ñi koy taxaw di yëg métit di wax ak ñi koy taxaw ba mënatu ko ba wéqu sedd guy ci seen kanam nañ def benn effort au moins nangu nañu ni benn effort amul loolu moo génne ci rapport bi nga xam ne wax nañu ko insuffisance rek et c'était à éviter benn la mooy càggante am na ci defuñu effort pour évacuer ko seetaan nañu ko ci raxawaay ba gynécologue bi ko woon taxaw nekk fa directeur hôpital ba nekk fa ña fa nekkoon benn nombre lañu am na ku leen jiite woon ca place ba kooku am na ay baat yu mu échange ak ñoom yaay Astu Soxna wax na jëkkër Astu Soxna wax na ñoom itam wax nañu ci kanamu enquêteurs yi mais kanamu enquêteur le lendemain la jëkkër Astu Soxna dem porter plainte mais plainte boobu day nen mënul nen nañu continuer seen xeex ñoom mais nañu respecté waale tuuti xalaatu intelligence su sénégalais yi quand même moment bi baaxul moment bii kenn mënut a fexe kenn ñu collé la ngay demander ak càggante gi am ci faatu Astu Soxna nit ki dafay assumer ay responsabilités insuffisance ak c'est à éviter pareil kiif ci càggante nit la faatu gi sababoo ñàkk def effort nit la faatu gi sababoo mais ça faatu googu duñ ko jël sànni ko ci poubelle quand même moo tax ma ni fi sañ nañoo grève ñoo xam mais moment bii baaxul parce que moment bii kenn mënta orienté xalaat yi ci faatu ak càggante gi am ci faatu Astu Soxna et c'est la réalité nañ demande départ Abdoulaye Diouf Sarr mais du tax ñu fàtte seen càggante ñoom ci faatu soxna si loolu am na dafa bëri te dafay répété wu plusieurs fois dafay ñëw am na ay cas démb yaa ngi jàllale tës
benn daam bu ñu def noonu ba ñeenti doomam faatu ci benn bis ca Casamance. keneen mi ngi lay woo di la wax ni lii arrivé woon na ko telle année di la wax ay hôpital. koo xamante ni bi dañu ko ni boo amee doom ci ñax yi ñu jël doom ji sànni la ko ci poubelle bi say magam jigéen di la tontu ay tontu yu doy waa koo wax mu nekk ci victime mais dama ni amuñu ay jumtukaay pompiteer yi nëpp yaa ngi ci amuñu ay jumtukaay certes xam nañu ko te dañ leen ciy xeexle ba ci cëppaandaw ja mais am na yenn comportement yoo xam ni itam c'est à dénoncer parce que Sénégalais yépp ci nekk victime pratiquement. dañuy desandi ba tey ci wàllu wér-gu-yaram wax nag xibaar bu neex bi jëm ci yeesalaat ci jagalaat l'hôpital Aristide Le Dantec liggéey ba dañ ko door ci weeru pas septembre mel ni kon nag gannaaw ba ñu finaliser lépp luy étude technique et financière jàppale na dogal la bu njiitu réew mi jël si ab ndaje bu nga xam ne nii président bu commission médicale bu établissement Le Dantec mu ngi fa woon ñoom mbégte la ñu sa am nag bu ñu sukkandikoo ci docteur Alain Ndoye Simon Faye la jokkal ci téléphone. chef de l'État ci ñun institution la wax na ba pare jox na ay instruction engagé na boppam si ay date ak ay délai de construction loolu kay mënul def leneen lu dul dalal suñu xel directeur du FONGIS mooy maître d'œuvre mu yoon si daje bi te wax na ne délai boobu dina mën a nekk l'essentiel mooy ñu tabax hôpital même bu doon suñu bëgg-bëgg hôpital bi day continuer parce que fi mu nekk nii ñëpp xam nañ ne hôpital bi lu muy faj dafa bare te dafa am ay faj hôpital Dantec rek nga ko mën a def wante ñun suñu problème mooy hôpital bi nañ ko gaaw a tabax ñu am suñu hôpital bu bees su fekkee ne dañu soxla ñu supprimer yenn service je pense que dinañ ko nangu mais il faut que hôpital bi continuer dans la mesure du possible bañ a tardel travaux yi. maire la ñu def ba futt mu di étudiants yi nekk ci université du Sahel ñoom nee nañu seen i diplôme la ñu bëgg gannaaw ba ñu jàngee ba noppi seen lijaasa yooyu kenn joxu leen ko loolee nag dafa gis ne nguurug Sénégal dafa wooteeg mbooloo ba noppi taxaw si génn ak wet ñoom ñi nekk ci privé yi daf leen sàggane coordination bi nag démb la ñu amal janox taskatu xibaar yi Omar Gueye yor seen kàddu ñu teewlu ko. ñu pare formation depuis mai 2021 mais mënuñ fexe ba jot suñuy diplôme looloo tax ñu ngi lancé message président de la république bi nga xam ne moom moo fi nekkal ñëpp ngir mu wax ak kii nga xam ne mooy ministre conseil bi nga xam ne fal na ko si te bu ko deful loolu fii ak 72 heures dinañ wàcc si mbedd bi kaas suñuy droit parce que injustice la kenn warul jël suñuy diplôme di ñu noot loolu duñ ko nangul kenn. ministre de l'enseignement supérieur dañ ko dugal requête mais jusqu'à présent daf ñuy envoyé ñu balade parce que bañ ko dugalee woon ay secrétariat la ñuy nekk di ñuy envoyé yu kenn xamul ñuy dem di la ñuy rencontrer mais rien amaguñ dara loo xam ne satisfaire nañ si lu ñuy xaar si suñu revendication te li ñu jëm suñu direction tamit la même chose Issa Sall moom nee na moom du xaddi du taay lenn rek lay def mun na téye diplôme fii ak 10 ans tant que xaalisam duggul moom du def dara. ñu waxtaanee bi la yoon wàllum mbënd mi xam ngeen ne nawet bi léegi mu dikk looloo sabab nag nguurug Sénégal ne kon jóg sa ba mu teelee daal di daan xaafu ndajam CRD la ñu woote ngir nag xool nees mën a def ba mbënd mi ba ñu mën see mucc ci nawetu ren ji gouverneur ba teewoon ndaje mi gis ne kon mboolem engagement bu ñu jël ak mbégte la sam te liggéey fii mu toll nii jëm ci wàññi mbënd mi it gis nañu kon avancement yu mat sëkk ñu ànd Cheikh Alassane Balde Germaine Dior. xeex mbënd gouverneur bu Dakar daal di amal ndaje bu yaatu jëm ci xool an yenn matuwaay la ñu mën a jël gannaaw ñaari weer dong moo des suñu diggante nawet bi daal di sóobu moo xam APEX ak waa ONAS daal di indi ay tontu ci laaj yi nga xamante ni samp nañ ko. kooku dana tax point boobu ñuy wax unité 15 ak point unité 7 ñu jël leen en charge pour que quand même li nga xam ne amoon na daaw donc mu mën a wàññeeku bu baax a baax mën nañ dem Pikine aussi ci point bi ñuy wax Dominique parce que foofu bas-fond la ak aussi Ndiaga Mbaye Sénégal ñu ngi koy jël ñu ngi ci am mbégte kontaan ci terre bi kon dañu war a xool naka la ñu war a def ci inondation amee terre war a mën a continuer sans mu indi loraange indi difficulté. gouverneur bu Dakar daal di rafetlu taxawaay bi nga xamante ni ñooñee am nañ ko jëm nag ci indi saafara ci yooyu la jafeñ-jafeñ. plan yi nga xam ni tey service yi wax nañu ko ak bëgg-bëgg yi nga xam ne également askan bi exprimé na ko à travers leurs élus gëm nañ ni buñ ko mettre en œuvre jafe-jafe yi du ma ne dina jeex tàkk waaye dina wàññeeku. teewul ñu nemmeeku ay jafe-jafe di am saa yu nawet soobu rek fii ci diwaanu Dakar ak yenn ci bërëb yi ci région yi jëm ci wàllu démb ak dëkk bi naka noonu ay inondation ci yenn ci ay gox. soxal nag liggéey yi nga xam ne sumb nañu ko fii ci diwaanu Ndakaaru gouverneur bu Dakar Alassane Sall mu ngay xam ne kon jël nañu seen i matukaay ngir nag ñu dëkk ca pegg ba duñ ci loru ay kàddoom. ñëpp xam nañ ni Dakar bëri na chantier macha allah te nag loolu mooy firnde réew muy dox donc chantier yi dina am chantier yi buy am dina am ay jafe-jafe mais l'essentiel mooy que ñu jël toutes nos dispositions ba minimiser jafe-jafe yooyu ca gëm nañ ni incha allah jafe-jafe yi dina wàññeeku bu baax a baax par rapport ak hivernage bii di ñëw incha allah.
voilà Mamadou Fofana nguur gi les devants la bëgg jël jëm ci nawet bi ñu dëgmal mbënn mi wàññeeku CRD bi gis nga démb woote nañu ko. waaw CRD la boo xam ne foog naa dañoo nekkoon di becc li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di dund ci lu jëm ci wàllu mbënn mi mais am na ci lu bëri on dira que am na ay effort yoo xamante ne nii état bi gaa def na ko mais am na ci loo xam ne quand même ci responsabilité wu état la gàllu mu di ne ay zone yoo xamante ne nii comme lu xew ca Parcelles Assainies Kër Massar yéen ngeen ne yéen a yor lu gàllu lépp ci lu jëm ci woyofal nit ñi ñu mën a am ay kër nga jël ay doomu aadama ñu jël seeni dërëm ak ñetti dërëm jaaykatu jën bi ka nekk ca marché ba kay taaba marchand ambulant ba dajale la ñu am indil la ko nga yóbbu leen ci zone yoo xamante ne nii kat ay zone non identifiante nañ mu taw lañ fa investir yëpp presque ñàkk nañ ko loolu mënul ànd ak ne wéy damay jël ay devant loolu mënul ànd ak ni man kat dama bëgg a solutionner problème parce que en réalité li ci xew mooy saafara boo xam ne après day jur jàngoro tey jii nii ñi ngi wax Géejawaay Pikine laa ko woon nit ñi ñi ngi commencé di féex foofu naam des na sax mais problème bi mi ngi léegi côté Kër Massar après fan la jëm Kounoune fan la jëm jam ñaadu ainsi de suite parce que jëluñu devant yi nga xam ne moom mooy tax tey bu ñu demee ba fay def ay concession wala di fa def ay kër au moins nit ñi bu tawee ñu mën a am lu ñuy tuddee kat ragal boo xam ne dina yóbbu ndox mi wala ndox mi bu tawee ba pare dootu fa taa loolu ay anticipation la yoo xam ne dañ ko war a def mais da ngay gis ne daanaka lu jëm ci wàllum dëkkuwaay nit ñi loolu daf ci poser problème bu weesoo loolu leneen li nga xam te ne nii moom moo am solo mooy il faudrait que quand même ñu tàmm buñ nee dañuy jël devant ay bassin de rétention yoo xam ne taxawal nañ ko fi ay ouvrage yoo xam ne taxawal nañ ko fi ak lu ñu ci dugal ci xaalis ba léegi loolu noonu mu ñu def liggéey bi nga xam ne moom moo ci war fi may jeexalee mooy gis nañ ne li nga xam te ne ni moo gën a am solo moom mooy ci élection locale yi ñu weesu ay maire yu bees ñoom ñoo fa am il faudrait que quand même lii bañ a nekk problème boo xam ne dañ koy rejeter aux édiles ne leen wéy yéen a war a yor lii war a yor lële wàllum inondation état moom moo koy gàddu collectivité locale yi la ñu mën ak seen doole yu néew mooy ñu jëm leen a jàppale de telle sorte que kat problème bu amee ñu jëm ko solutionner mais de grâce buñ ko def affaire politique kii ci man la far kee farul ci man naa ko koñe parce que ñu ngi nekk à quelques encablures des législatives bu ko defee pour mettre en nu son incompétence or loolu nekk loo xam te ne ni moom mooy compétence bi nga xam ne dañ ko jox les collectivités territoriales. voilà El Hadj ni mu ko waxee nag législative yaa ngi ñëw est-ce que ndajam CRD bi du opération de charme bu ñu jagleel banlieue bi. je pense pas parce que bu ñu ko deful woon itam ñu xase leen ko. donc lii mooy seen devoir mais est-ce que itam ginnaaw ndaje bi daañu indi solution bu am solo bu askan wi daañu ko yëg ci jamono nawet bi je ne pense pas itam. parce que comme ni ko Mamadou Fofana waxee lii na nga xew ci bu nawet jotee ca dëkkuwaay walay nekk te ñoom xam nañu ko bu baax a baax ay techniciens lañ seen xam-xam màcc na ci wàllu boobu essayé nañu ba tàyyi def nañu xaalis bu bëri ba tàyyi ci wàllu lu mën di évacuer ndox mi mais ba léegi solution amul. parce que ci dëkkuwaay bi la ab dëkk faaw mu am làkk ab dëkk faaw mu espace bu kenn dëkkiwul ci ginnaaw ab dëkk faaw mu am forêt ci biir am ay terrain football am ay espace mais bu fekkee ab dëkk amul fenn fu ndox mën a yol nday jaar du espace su jàkk du espace su terrain du espace su forêt du dara lu ñu prévoir lu dul lépp lañ ko bëgg a def ay dëkkuwaay amul benn assainissement dafay poser problème te loolu xam nañu ko c'est-à-dire mënul nekk ci àdduna ci ab dëkk te bépp 150 mètres carrés boo gis sa xel nekkul lu dul ci soppi ko xaalis def sa poche loolu moo sabab situation bi nekk Ndakaaru tey dañu doon wax Kër Massar léegi passé na Kër Massar ma ngay dem ay Tivaouane pour ay ëppal ay Kounoune dañu doon wax Dakar mooy inondé léegi Thiès day inondé Saint-Louis day inondé Louga day inondé Kaolack day inondé tuddalee ma ban grande ville moo dul inondé parce que ville yi bi ñu koy dëkk dañ ko waajaloon mu am ay làkk c'est-à-dire ginnaaw dëkk yee kenn dëkku fa bu ñu demee ba egg ci di xalaat nag def extension moo war a nekk lotissement boo xamante ni bii mairie ba moo koy proposé bu ko proposé ñu jël plan bi yóbbu ko urbanisme ñu càmbar ko lépp lu ci laaj domaine bokk ci cadastre bokk ci ñu définir ko xool plan de masse bi techniciens yi ñëw xool lan la laaj ci wàllu assainissement lan la laaj ci wàllu mu am terrain football lan la laaj ci mu am école mu am jàkka
nangam ak nangam ak nangam. mais tey ban dëkk la ñu prévoir ci extension yi pratiquement ay hôpital wala ay terrain wala ay nangam ñaata yoon ngay dégg ay xale yi dëkk ci benn quartier di xuloo kenn ku ni moomoon terrain bi xale yi nekkoon fa def sport c'est-à-dire que yooyu yëpp dañu koy jalgati ci jamono yu lotissement et mu am nag part de responsabilité bu mag a mag a mag ci administration territoriale yi muy les sous-préfets les préfets les gouverneurs parce que décision bu mu ci doon mën nañ ko kase ça bu leen neexee te bu ñu waxtaanee ak techniciens yi daañu xam ne lii am na ay lacunes mais maire yi ci am ay intérêt ñoom bëgg ak bañ daañu fexe ba génne fa ay dëkkuwaay yoo xam ne duñu ci tenir compte mu gën a yaatu urbanisme jaxasoo ci la même chose donc seen responsabilité feeñ na ci problème boobu te li tax mani la ñoo ko tey ñu ëpp ci ñoom jàngi nañu bitim réew non seulement la ñu fa am ci wàllu xam-xam mais gis nañu habitation yi ni ñu ko composé à l'étranger lu village tuuti am na forêt am na nangam am assainissement ci côté sécurité aussi yooyu yëpp xam nga bu ñu demee ba Sénégal ñu ni am na benn quartier boo xam ne extension ba fa brigade ba di nekk dañu koy loué wala fa commissariat bi nekk dañu koy loué yooyu dafay yooyu xam nga yooyu nit mënu ko imaginer parce que mooy wane ni waaji lu ñu woon ci bi ñuy def extension mais booba benn njëriñ dong la ñu amoon te dina gën a puri parce que léegi am na benn phénomène boo xam ni dañu passé léegi extension yi ville yi di màgg mais dañuy dogaali ville yi léegi dañuy dem ca village ya commencé faire dagg ay lotissement dëgmal ville yi nga xam dañuy daje mais boo demee ci village dafa def ay lotissement ci làkk bàyyi jàmbur wala toolu bàyyi jàmbur yow ay kër yow nombre parcelle ngay xool sa yoon ci terrain sa yoon ci école sa yoon ci juma sa yoon ci espace public mais dañuy dem ba mujj ñun ñooy nekk suñu propre responsable ci musiba bi ñuy dund te ñoom techniciens yi ñoo leen ko gën a xam parce que ñun lii ñuy wax yépp da ngay séq waxtaan ak ay techniciens yoo xam ne amuñu parloo ci wàllu politique ñu wax la réalité bi ak lan moo ko sabab te kenn du ko dindi parce que ci seen ay nattangoo ñoo ànd di def liggéey bi mais am na yoo xam ne duñu ko ñu may wax ci kaw et c'est ça la réalité c'est-à-dire Dakar ak lu ñu def njàmbaarte noppee guñu ngir tàqale askan ak inondation parce que ci dëkkin wi la si façon bi ñu dëkkee la ak ni ñu tabaxee ayca ñu waxtaane bi la yoon nag mbirum Seydina Oumar Touré gannaaw moom ci boppam Seydina Oumar Touré ma ñu recruter sa mairie ville bu Dakar Guy Marius Sagna lañ sa toppal moom it jot na contrat ba dugg na kon nag intégré na équipe bu Barthélémy Diaz maire bu Dakar na mu ko diggee woon noonu la ko defee mujj na ko fal moom Guy Marius Sagna jox na liggéey benn activiste bu nga xam dañu ko radié ci ministère de la santé leeral yi ak Mohamed Diop. ginnaaw Seydina Oumar Touré Guy Marius Sagna moom it signé na contrat am ca ville bu Ndakaaru di ab xibaar gi mu dëggalaat ci page Facebook am moom jiitalug bokk moomeel bu Ndakaaru Barthélémy Diaz di wax ne ci àllarba gi am na mbégte lool dalal Guy Marius Sagna mi bokk léegi ci cabinet ma Guy Marius Sagna moomee mu ne nommé na ko conseil technique jëm ci wàllu affaires sociales ak réinsertion bi la yoon mu doon ak doxalin bi nga xam ne bettul ñu bari ndax njiitalug bokk moomeel bu Dakar Barthélémy Diaz waxoon na ni ca ba muy campagne bu jëlee mairie bu Ndakaaru wile dina jël activiste bi ci wetam di Guy Marius Sagna ngir ñu àndandoo liggéey ginnaaw ba nu ko rajee ci ministère de la santé ginnaaw kon capitaine Seydina Oumar Touré Guy Marius Sagna signé na moom it contrat am ca ville bu Ndakaaru mu doon ak dogal bu sénégalais yépp di commenter jamono ji ku ci nekk di ci joxe sa xalaat bu dee sax li ci ëpp ci ñoom rafetlu nanu ko beneen jàngat buñ ci mën a def itam mooy yile nomination ndax du nomination politique ci kaw Barthélémy Diaz xemmemteef gi mu amee ngir tontu gouvernement bi nga xam ne am nay jafe-jafe ñenn nit ñi nga xam ne ñu ngi ci kujje gi waaye bokk ak moom administration bi li am ba des mooy li ci kanam raw li gët ñu ngi taxaw di xool it ana yile nomination fan lay mujj. Mamadou Fofana ba njàngat nga def ci recrutement yi nga xam ne Barthélémy Diaz mu ngi koy def si ñi nga xam ne xam nañu leen lool nag ci réew mi. waaw man dama ci am gis-gis goo xamante ne ni quand même dama ci noté ay incohérence yu bare. waxuma Barthélémy Diaz warul recruter. am na droit recruter mais ci kaw recruter bi. dafa am loo xam ne dañoo ko tàmmal di ko won nit ñi moo di ne maanaam nañu am rupture par rapport ak beaucoup de choses yoo xam ne tey ñu ngi koy ŋàññee li nga xam ne moom mooy le camp présidentiel. clientélisme politique injustice recrutement politique bi ainsi de suite tey Guy Marius Sagna bu fekkee da nga ko jox poste ne ko pour mu liggéey loolu léegi moom Guy Marius Sagna bu problème mu keneen amee problème ak ville de Dakar moom mu war a taxaw ne activiste la moom moo fi nekkal la voix des sans voix
moom moo fi nekkal ki nga xam te ne kii kat ku am problème si xel ci yow lay dem. mais Guy Marius Sagna mënul ne day taxaw di casse contre ville de Dakar loolu problème la parce que conflit d'intérêt day taxaw su boobaa. beneen bi mooy xam nga ñun tamit il faut ñu tàmm lenn di ko xalaatee di ko doxee et que di ko jëfee mënoo ne nit ñi ñëpp activiste nga la ma jàppee activiste mooy koo xam te ne kii dafa bokk ci société civile boo bokk ci société civile dañuy jàpp ne yow lu jëm ci wàllum politique yëpp intéressé wu la parce que en réalité li nga xam ne moo jëm ci wàllum société civile la ko war moom mooy contrôler l'action publique l'action militaire comme l'action gouvernementale. Observateur lay nekk. di alerter justement ak bu jaree porter combat mu porter combat quelqu'un comme Seydi Gassama doo ko gis mukk mu ne la man kat bëgg naa nekk député wala bëgg naa kat ay ville de Dakar embauché ma Alioune Tine doo ko dégg mu ne la kat man bëgg naa lii parce que bu fekkee dañoo cohérent ci seen démarche loolu mënoo ko uti. parce que su boobaa conflit d'intérêt day taxaw. waaw loolu moom te aussi mënuñu ne activistes yi c'est des politiques encagoulés yow nga taxaw di xeex askan wi bu ñu amee problème moo xam politique intéressé wu leen mais wàllum injustice ak yooyu nañuy xeex mais bis boo demee ba am coloration kooku mënatoo nekk activiste. Guy Marius Sagna mënatul taxaw ni wéy man damay xeexal couche vulnérable wala damay xeex ak ñoo xam te ni dañ leen a néewal doole parce que boo duggee ville de Dakar parce que boo xasee nekk député sous la bannière de Pastef tu es un politicien et c'est ça la vérité. Donc il faut de man li ma nangu woon mooy mën na nekk député comment na nekk ci bannière boo xam te ni société civile lay woote non société civile sax lay woote mais man kat pour cohérent ak sama démarche ne lu jëm ci xeexal askan wi moo may yóbbu fa nga xam ne mooy fa pencum ndaw réew ma man kat ci démarche bii laa nekk moom laay doxalee su boobaa mun naa ko nangul ne mën na dem assemblée nationale mais munoo woote ne wéy man wàllum politique ñoruma di ŋàññi benn régime ba pare ëllëg nga taxaw ne man kat balancer benn communiqué ne wéy man lii laa bëgg a nekk ci li nga xam te ni moo jëm ci député yi ba pare ne choisir ne man ci bannière bi nii laa bëgg a demee donc loolu da ngay jox finalement dëgg benn ñi nga xam ne dañ doon wax ne yow politicien encagoulé na beneen bi mais day indi jafe-jafe ci tey jii nii à quelle société civile se fier parce que bu fekkee ne da nga ne société civile nga ba pare or am nga penchant ci benn côté su boobaa nekkatul société civile donc mélange de genre moom mooy am. boo coloré rek c'est parce que boo coloré rek jaratul ngay nekk fii ba pare tey day tax avenir u activistes yi day nekk problème. parce que li ñuy wax ne ay politiciens nañ ñëpp dañ ne waaw su boobaa dañuy jël exemple ci moom mii nga xam te ni moom moo ci gën a fës ñu ne kat moom moo fi taxaw ne way lii intéressé wu ma di ŋàññi kii ba pare wëlbati ko dem ànd ak benn parti politique ne da ngay xeexi donc il faudrait que ci démarche yi ak ci approche yi au moins ñuy cohérent parce que loolu day permettre bu ko defee ëllëg kenn du mën a am lum la ŋàññee mais bu fekkee da ngay wax lii la la intéressé mooy leneen parce que Sénégal tam bëri na fi même ci presse bi lu jëm ci wàllum société civile pratiquement la war a taxawee parce que mooy contrôler yooyu dénoncer ainsi de suite mais dès lors que am nga parloo ci fenn wala benn dossier taxaw na am nga boo ci taxawee rek donc loolu noonu day indi problème objectivité mais léegi maintenant fa laay terminer bu ñëpp defee ni Guy Marius Sagna bu ñëpp defee ni tey jii nii ñenn ñi ne woote ne ay journaliste nañ wala nangam dugg ci politique bi su boobaa après kon léegi kan mooy xeexal askan su boobaa léegi kan mooy def contrôle li nga xam te ne nii moom mooy action publique oui donc loolu day poser problème ñun ñëpp buñ duggee ci politique léegi fan la dëkk bi di jëm ñu amul doole fan lañ jëm ñu amul seen loxo jotu seen ginnaaw kan moo leen kaasal donc loolu il faudrait que ñu ciy bàyyi xel voilà nañ ciy bàyyi xel El Hadj noo gisee recrutement yi nga xam ne Barthélémy Dias mu ngi koy def jëm ci capitaine Touré ak Guy Marius Sagna bon man dama ciy ànd xam naa sama xalaat bu foofu na dina ci safaanoo ma dama ci ànd parce que dama ànd ci mooy nit ki kenn ku nekk da nga war participer ci say action xeex injustice boole ci recrutement Guy Marius Sagna lu ñu annoncé woon la avant élection yi loolu benn la dañu ko annoncé woon avant élection yi bu capitaine Touré Barthélémy Dias li mu def loolu mooy waree fam parce que ku nekk gis nga ni mu nekk victime ci yu bëree bëri nekk jeune
mais moom rôlam la devoiram la ci li ko yàlla may mu jël ko pour mën a sauver dundam benn mu jël ko pour soxla ko ci xam-xamam parce que ñi ko wër ñëpp ci wàllu kaaraange xëy na defuñu formation bi capitaine Touré def li mu ko mën a rendre ci ay services bëri na trop donc bu fekkee te cabinet maire dafa yaatu par exemple man tey mun naa nekk maire bu Fongolimbi ma am lu ma soxla ci communication ñaanu ma ko yàlla yow nekkoo ci benn presse mais du ma xool doomu dëkk ba dinaa leen boole ci sama doxalin mais dinaa xool ki ma mën a rendre service ci man li ma soxla. ma woo Mame Mbaye Ndiaye mu ñëw liggéey ci sama wet. loolu xel mën a nangu la beneen bi ci des mooy foofu na. bu ñu yëkkatee Mary Teuw Niane ci enseignement supérieur teg fa Cheikh Oumar Anne bu ñu yëkkatee Mary Teuw Niane ci enseignement supérieur teg fa Cheikh Oumar Anne yéen a koy traité yéen a koy interpréter seen bopp. bu ñu teggee Eva Marie Coll Seck ci ministère de la santé teg fa Abdoulaye Diouf Sarr naka Sénégalais interprété wax leen ma démarche président Macky Sall ci mu recruter Bamba Fall ban avantage la ci am ak ñeneen ñi nga xam ne ay maire la ñu yóbbu nekk Yewwi Askan Wi ban intérêt la am ci jël leen mënuñu ko yokkal dara ci doole ci wàllu politique mais am na lu mu ci jublu bataille psychologique la Barthélémy Diaz dina def ay démarches ci wàllu lu mu mën ci mbaax ci cabinet ci mairie bu Ndakaaru bu antene ay nit mu jël leen beneen bi ci des ànd naa ak foofu na ci benn côté mais am na loo xam ne interprétation personnelle la muy mënoo nekk ci benn lëf di xeex ba noppi awaat ci wàllu politique pour dugg ci assemblée nationale mais bu nekkee ci réew boo xam ne du ñu permettre maak yow foofu na maak yow ñu taxawal amoon na bu njëkk de suñu benn liste indépendante dem ci ay élection mënumaa dem ci élection mënumaa dem mukk député fii dugguma ci benn bannière benn coalition wala benn parti te jàpp naa ne li may xeex jeexal naa mbedd yi Guy Marius Sagna est-ce que totalisé na ñaata lañ ko jàpp di ci benn at bi xeex na ba jeexal mbedd yi mais jàpp na ni itam jàpp naa ni bu fekkee mun na egg assemblée nationale ci continuer xeexam ci assemblée nationale lu ci am bu ñu amoon ay Guy Marius Sagna yu bëri assemblée nationale dina baax dina tax duñu wax parce que Guy Marius Sagna ñimiwul taxaw ci assemblée nationale naan député Pastef la yabul Sénégalais yi mais am naag yow itam ci boo nekkee activiste nekk rek activiste bu fekkente ni bi bëgg ngaa passer toute ta vie aussi ci xeex combat éternel loolu itam appréciation personnelle la yaay am 30 ans di xeex ba am 45 ans nga ni sama âge mayituma ko sama doole mayituma ko xam nga Guy Marius Sagna fii ak ñetti at suñu kanam li ko police yi doon def bu ñu ko defee mu gaañu donc est-ce que moom itam ku jàng est-ce que amul beneen méthode bu mu mën a jaar pour continuer xeexam bi nga xam ne moom la doon def à l'Assemblée nationale c'est vrai que ànduma ci ni ñu doon defee ca wetu Assemblée nationale ci bi ñuy xeex parité bi mooy bi ñu leen sànnee ci àll bi te boobu man noonu laa ko waxee ànduma ci woon parce que mënoon nañu am beneen méthode parce que ay société civile la ñu bokk mais n'empêche nag fi mu nekk nii foofu na ràññee société civile ak politique dina xaw a jafe parce que dafa ay parti politique yu nekk ci opposition bi yu ay société civile rejoindre ci conviction bi nga xamante ni bii parce que dañu dajee ci wàllu xalaat c'est-à-dire pëccoxoo googu moo tax mënatoo définir qui est socialiste qui est libéral kii mooy kii gauche la bokk wala kii d'ailleurs noonu lay demee ba nga xam ci société civile mais tënk man ci recrutement yi man gis naa ne c'est une bonne chose lu am solo la te yeneen maire yi ci des waa Thiès dañoo woon recruter waa Rufisque dañu recruter waa Guédiawaye recruter waa Pikine recruter ville yi nekk Sénégal Serigne Mboup recruter parce que dafa bari ñu dàq ci injustice lool ci ak parparloo ci wàllu politique boo liggéeyee fenn 30 ans benn mi dama jeexal boo liggéeyee fenn 30 ans maam changement wu politique am ci benn ministère wala benn direction sa kanam neexul directeur ba mu teg la loo lànk mu dàq la ñaata Sénégal lañ gis ñu nekk victime ci wàllu boobu noonu mais kooku da ngay ubbi beneen porte de sortie pour def ko face te façon ni ñuy sonalee nit ñi def leen ay victimes loolu moo jaaduwul ci Sénégal lii baax ci def nii ci pouvoir bi la commencé na continuer di recruter pour wàññi injustice bi doo fekk magum jëmm mu servir dëkkam nekk patriote nekk citoyen yi dëggantaan nga topp wàllu politique am benn takkatal ndooma tànk bëgg koo gas suul ak di ko menacer mel ni réew mi sa ndonoy bopp la
voilà li xam nga ça mérite débat waxtaan la bu nga xam ne ni dinañ ci ñëwaat parce que c'est vrai que avenir u Guy Marius Sagna terrain activisme bu mu nekk nii dinañ ko remettre en question vu que ne léegi dina am fu mu féetee loolu yëpp waxtaan la bu nga xam ne nii du ñàkk daañu ci ñëwaat ëllëg si suñu yeneen jotaay jaajëf El Hadj rendez-vous bi ci 89.7 la El Hadj nekk dafay bëgg a dolli di bëgg a ñambaas ñu naan ko activiste ak lii di amul kenn ko am mus nañu jàpp Guy Marius Sagna ba nga fekk ko commissariat am na 45 ans ma ne na bàyyi xeexu mbedd bi dem xeexi assemblée il a raison handicapé doon doxu ñax waaw démb mu ngi pousse handicapé yi poussé ko mu nekk activiste de daa jóg c'est un choix bu nga xam ne choix boppam la waaw donc loolu laa wax ma ne démarche bi nit da ngay cohérent